ko tembe taxaw seetlu. asalaamaaleykum mbokku internet du Sénégal TV yéen a ngi seen émission bi nga xam ne moom mooy taxaw seetlu ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Djibril Diallo borom centre médical Al Afia c'est vrai gëj ngeen ñu gis torop waaye comme ni ngeen ko xamee Cheikh bi ci boppam moo jàppoon torop ba saa yu ñu fi ñëwee rek bëgg defanteeg moom émission temps bi duñu ko may ñu koy def di ko def tey nag on a obligé nag jël suñu temps yëpp pour xaar ko mu pare macha allah yàlla na liggéey bi yokku loolu lañu doon ñaan te yàlla defal nañu ko yàlla na gën a ful kon nag mbokk internet yi tey indi nañu fi waxtaan bu am solo bi nga xam ne moo jëm lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu feebar bi nga xam ni nawet da koy bu nawet ñëwee rek day am ak nan la ci nit ñi war a mën a moytoo loolu yëpp Cheikh bi dina ci ñëw waaye balaa boobu damay dugal Cheikh Djibril Diallo ni ko Cheikh Djibril namoon naa la waaye tamit maa ngi lay ziar bu baax a baax. salaamaaleykum Cheikh Moussa salaamaaleykum yéen mbokk internet bi mbokk yi nga xamante ne dañoo safoo Sénégal TV ñoo leen nuyu bu baax ku nekk sa tur ak sa sant leen naan bismillah ci biir kër gi comme ni nga ko waxee sànq rek ñàkk jot moo taxoon temps yëpp gis ñu mais toujours xel yi ak xol yi ñu ngi ci yéen te amaan na seen ñaan moo nangu parce que ñaan bu nangoo rek sonal borom incha allah ñaan bu nangoo sonal borom ndeysaan comme ni ma leen koy waxee ak Cheikh Djibril Diallo saa su ne wax ji dafa teey macha allah léppam macha allah kon yàlla na ko yàlla defal sutura yàlla na ko yàlla defal jàmm kon mbokk internet ñu xuus li nga xam ne moom mooy waxtaan bi mooy Cheikh Djibi dañoo gis nawet bi bu ñëwee feebar yu bëri dafay am surtout nag rawatina li nga xam ne dafa jëm ci wàllu siti kon loolu je pense que tey ñu fas yéene ci waxtaan rek pour xamal nit ñi lu ñu war a moytu ak lu ñu war a moytu tey loolu boo si doon ñëw si fan ngay commencé. waaw Cheikh Moussa comme ni nga ko expliqué rek xam nga feebar nawet moom boo xoolee siti dafa tàng te siti allergie la boo xamante ni bëggul yenn yu bëri comme boo xoolee nawet ñu bëri dañu bëgg lekk lu xaw a saf lu ci mel ni ay yabooy lu ci mel ni ay bisaab wala lu ci mel ni ay bëgëj wala genre yenn lekk yi daal nga xamante ni siti bëgg ko ay mel ni gerte day ñor moment bi gerte moo xam gerte xott bi la moo xam gerte bu tooy bi la gerte bu munti doon moo xam chocolat bi la moo xam maafe bi la wala daxin bi wala baasi bi wala ngalax bi yooyu yëpp lépp loo xamante ni du xeetoog gerte siti bëgg ko ak lépp lu xeetoog jën bu ñuul moo xam yabooy la wala thon wala crevette wala sardine wala thon wala jay wala rouget wala kaccax yooyu yëpp bëgg ko daal bëggul aussi yàpp bu bëri graisse yàpp bu bëri graisse aussi tamit boo xoolee ñenn ñi bëri dañu am tàngat te mooy tax seen yaram parfois di génn yenn saxaar yu bëri mooy picc yi di génn ci yaram mel ni saxaar muy ci picc tàngoor yi waaw tàngoor yi am na ñu bëri ñoo xamante ni tamit tooyaay bi tamit bu laalee seen yaram rek dangay gis yenn manifestation yi commencé manifesté wu mais loolu saa yu dalee nit ki comme yaram bi di génn ay genre picc wala genre yu mel noonu ñu wut lu mel ni mbër bëf ñu sangoo ko baaxal ko ba mu baax ñu sangoo ko moo gën moo ci gën a gaaw mbër bëf incha allah waaw am nit ñi nga xamante ni seen diggu baaraam wala seen diggu tànk yi day génn ay affaires yu weex lu aussi boo wutee karité bu ànd ak huile d'olive nga ko ciy diw di naan antibiotique bu siti bi doo koy naan lii day faj intérieur lii di faj extérieur incha allah dina tax affaire yi gën a gaaw mais sinon boo ko bàyyee noonu rek dina dem ba benn moment dina indil ay gàllankoor incha allah dina la indil ay gàllankoor waa Cheikh Djibi du ma mën a gum génn foofu ba ñëw naa fi fekk fi nit mu ni Cheikh Djibril Diallo moom ni muy fajee am na nu muy demee sax dootoo lekk dara lu neex waaye man leen nag ma ne ko yaakaar naa ni ku bëgg faju di nga wér waaye li nga fi lim yëpp bu loolu bu ko nit ki bàyyee dina metti ci moom de. waaw du metti ci moom parce que Moussa boo déggee jën bu ñuul bi laa wax jën bu weex bi nit mun na ko lekk bu weex bi te nit mun na lekk tamit ceeb bi bañ a laal jën yi dangay xool tey jii kooku noonu ak lu mu métti métti yaakaar naa kii jabet moo gën a sonn kii jabet dañ naan lépp loo xamante ni lu xeetoog lu sucré waroo koo lekk wala lu cristallisé imagine tey jii ku ñu tere ceeb tere la mburu tere la yenn lekk yu bëri yow léegi tere la soow tere la yenn yi wala boo koy naan tamit c'est suukar nga koy naane mais xam nga ceeb ki mënu ko suukar comme ñoom seen suukar boobu mënuñ ko suukaree ceeb kon kooku dundam lu ko gën a métti amul te loolu nekk na loo xamante ni ñenn ñi à vie la parfois ñenn ñi aussi dina doon traitement boo xam ne dañ koy jël pour moment am nit ñoo xamante yi tere nañ leen lekk yàpp tere nañ leen ndax lan ndax santé nit ku nekk sa yaram am lu li nga xamante ni yàlla noonu la bindee feebar bu mënti ñëw tamit dafa am lu ko indi wala fekk mu am loo xamante ni da ko bañ mais li nga xam ne da ko bañ ci yaakaar naa santé moo gën lépp nga sacrifié bu bàyyi loolu te yërmandi yàlla ak xéwali yàlla yi dafa yaatu du loolu kese fi nekk bi maanaa tey ji am ñu nekk extérieur nekk yeneen dëkk yi ñoom suñu lekk yi ñuy lekk fii duñ ko lekk comprendre d'accord ko ni foofu nekk mais fii tamit yàlla wërsëgal nañu lu bëri loo xamante war nañ ko mën a lekk fekk du ñuy jural benn gàllankoor mais tey jii ngay souffrir
dara ndax li tax yow yaay dund yaay lekk loolu mu lay indil gàllankoor ci man nga moytu li nga xamante ni loolu la moo gën fuuf que ngay lekk li nga xamante ni dalay lor mu lay indil yenn gàllankoor yi parce que boo ci doon dépasse wu tamit yenn 1000 francs da nga dem ba benn instant ay di nga génn xaalis bi tal pour mu faj la kon nga fagaru balaa loolu di la gën a sonal moo gën nga bàyyi ba loolu ëpp la doole nga koy soog a faj incha allah aussi tamit ñenn yi dañuy gis dañu siti wala amee hémorroïde nga commencé leen defal traitement ñu commencé koy jël tuuti yëg tawfeex rek bàyyi te siti dafa doon loo xam ne dafa soxor te amul siti ci kaw suuf ku dul gaana te siti boo commencé da nga war a yeggali traitement ba mu jeex aussi tamit da nga war a respecter tamit ñu la tere même boo tanee yëkkatoo dara mais nu mu ci doon xuusee noonu nga wàññi ko bu baax parce que sa yaram wan na ne nangul lii te feebar bi nga xam ne si deret la nekk pour traiter ko day jafe boo xool li mel ni ay diabète wala ay sida wala yenn feebar yu bëri lu tax mu naqaree faj parce que feebaru deret la kon loolu noonu sa yaram moo ko nangul moo tax bëri na ñoo xamante ni moment bi dañuy wat seen bopp yi ndax lan tàngoor wala karaas mu leen sonalee bëri na ñoo xamante ni moment bi mënutuñ sol yenn yére yi parce que tàngoor bu metti yu ñu génn seen yaram ak heure yi nga xamante dañuy génn seen yaram bëri na ñoo xamante ji seen weey yàqu na ndax lan siti bëri na ñoo xamante ji bu ñuy fóot sax ci problème dañ nekk parce que seen yaram dafa allergie omo tey ji savon lañ mën a fóotee bëri na ñoo xamante ne même fóoti bu mu munti doon moo xam savon la moo xam lu mu munti doon problème dañuy am day dem ba genre dëtt ñoo ciy génn loolu nag nit ki bu mu nee moytu fóot moo gën bëri na ñoo xamante ne aussi parfois day dem ba benn instant commencé bloqué ci yenn neer yi moom mooy war yenn ballonnement yi nga xamante mooy am parce que colon bi day téye commencé ko chargé boo ko chargé genre graisse da ngay def pour nit ki mën a commencé di constipé boo commencé di constipé nag day teewaale sa ndigg comme tey jii bu fekkee ne jigéen la mën na téye sa règle comme boo koy gis du yomb wala boo koy gis day metti comprendre mën na la téye pour nga ëmb sax du yomb bu fekkee ku góor ki la tamit mën na téye say ndigg ba nga xamante ne dootu mën a fonctionner normal même sa kàttanu sëy da koy wàññi sa expérience tamit da koy wàññi bu baax a baax mooy dose bi comme loolu nekk na loo xamante ni kenn du ko caaxaani bëri na ñi nga xamante ni aussi amee nañ ay bët wala amee ay yenn bëñ yu metti yi fekk siti moo lañ ko def kon siti muy def yaatu na bëri na ñoo xamante ni parfois sax siti day dem ba téye seen articulation di diisal seen yaram yi bëri na ñoo xamante ni aussi li leen jox arthrose tey jii siti mën na cee bokk siti bokk na ci waaw parce que siti ni muy manifesté ci yaram doomu aadama dafa doy waar dafa grave da doon loo xamante ni dafa tàng da doon loo xamante ni tamit day dund ci biir suuxu doomu aadama kon nit ki parfois boo sentiree yenn réaction yi rek gaawantu nga dem wuti garab yi nga xamante ni moom moo koy traité incha allah boo ko fajoo ni nga ko war a fajoo yàlla dina may taw feex te bëri na ñoo xamante ñoo ngi faj tey ji siti duñ la tere yenn yi nga war a tere wala commencé ñu composé garab yi nga xamante ni du garab siti yaram bi commencé génne yenn picc yi wala yenn affaire ñu naan carrément siti bi mooy génn nit booy faj nit bu fekkee feebar boobu nga koy fajee dafa war a génn loolu carrément dafa war a doon loo xamante ni loo xam ne da nga war a tuur ndox wala mu doon ñàkk bi génn ci yow wala mu doon loo wocc wala mu daw sa biir benn mu jeex mais kanta muy génn sa yaram di saxaar di la gën a sonal déjà loolu kon nekk na loo xamante ni lu yenul maanaa daal lu yenul maanaa mooy da ko war a faj ci biir ba pare nga tuur ko ndox sans muy def yenn réaction yi bu defee yenn réaction yi rek day fekk dafa am loo xamante da nga ko jël te sa yaram nangu ko te bëri na ñoo xamante ne façon faj bi ñuy faj dañuy bëgg à chaque moment nit ki di dem di ñëw beneen bu ci topp aussi bëri na ñoo xamante dañuy faju dara te fii li ñuy faju gëmuñ ko ñun ay doomu aadama la ñun ñëpp a yem mais dañuy faj comme ni ñu ko dañoo war a faj comme ni ñu ko war a fajee lu ci des yàlla mooy wéral mais nit ki yow mënoo garantir sa bopp santé sax waxuma la ngay garantir keneen muy docteur bi nekk hôpital ak muy keneen ak keneen daf mel ni tey jii sa bopp metti ñu ne la carrément demal naa ni paracétamol nga jóge fi dem pharmacie jënd paracétamol léegi yow paracétamol boobu nga jënd wéralu la pharmacien boobu nga jënd bu la jaay garab bi wéralu la même bu fekkee dara wax na nga koy jëlee mais sabab bi nga def yàlla mooy barkeel loolu mooy tax nga naan ko yàlla dafa la sutura nga am tawfeex kon nit ku nekk ak loo mënta naan yàlla ne dañ naan innamal a'maal binniyat lépp looy mënta naan wala lépp looy mënta faju wakiilul ci yàlla nga ñaan ko ci yërmandem nga yéene sa xol li ngay na jël mu jëriñ la mu doon loo xam ne lu la fi faj la comprendre mais toujours nit ñi parfois dañuy dem ba benn instant yaakaar ni carrément tey boo jëlee lii da nga war a wér tey loolu yàlla rek moo ko mën comprendre bëri na tamit ñoo xamante ñoo ngi ci télé wala ñoo ngi ci rajo dañ naan ku ñëw tey ma fajal ak lii mais loolu nekk na loo xamante ni nit waroo ko garantir kenn parce que yàlla mooy ki nga xamante ni moom rek moo mën a garantir doomu aadama wér
te comprendre te bëri na feebar yoo xamante ne aussi natt la boo xamante yàlla moo la koy teg. lu tax yàlla di la ko teg ndax teggi la sa yeneen bàkkaar yi. day gis ne dañ naan mag ñi njëkk ñi daaw nañ feebar parfois. wala bu ñu toogoon ba benn moment feebar dañuy tiit parce que pourquoi ñuy tiit. parce que dañ naan carrément est-ce que ñëwul est-ce que defuma dara yàlla. ci ñoom ñu feebar mooy ñun ñu ngi góorgóorlu bu baax seen ibadat mooy seen jàmm yàlla. par rapport ak ñu toog lu mat benn zaman te feebaru. kon war nañ mën a góorgóorluwaat. war nañ mën a tamit bàyyiwaat xel suñu bopp. ñu xam ne carrément yàlla moom mooy faj. ñun ñooy faj mais yàlla mooy wéral. comprendre mais ci liggéey bi mu munti nekk ak liggéey bu mu munti doon. teg ko ci yoon yàlla barkeel ko. moo xam chauffeur bi la. moo xam tamit maçon bi la. moo xam électricien bi la. moo xam caméraman bi la. ak loo munti doon boo ko tegee ci yoon toujours yàlla barkeel ko. kenn mënul dara yàlla rek moo mën incha allah. mbokku internet du Sénégal TV xam ngeen saa su ne su may wax ak Cheikh Djiby dara ëpp xam-xam ñu bëri dañuy jàppaan ni tari ay saar la wala wax ay aaya waaye xam-xam dëggu la maanaam nit ki li muy liggéey mu wax ni lii ak lii ak lii ni yàlla rek ay faj loolu kenn werantew ko suñu borom rek te Cheikh Djiby da koy répété saa su ne nii yow mi may ñëw may lëkkaloog yow yéeneel avant ngay ñëw que ni bu ma demee ginnaaw yàlla ak yonent bi yàlla na ma Cheikh Djiby jox ñaan gi ma jëlaat affaire bi delluwaat ko yàlla faj ko mu nga daal di wér moom nag comme li ma wax rek ay garabam la am ci yéenam tamit bu rafet boo xam ne boo ñëwee dina la traité jël la comme ni muy jëlee fii boo ko fekkee ndeysaan day kaf ak ku ne di tooñanteeg mag ñi di tooñanteeg ñëpp parce que loolu wàllu liggéeyam la pour rek mettre client bi à l'aise kon Cheikh Djiby Diallo ci sa sànq sa biir waxtaan dafa am benn affaire bu am solo boo xam ne dama ko ci këf mooy ñi nga xam ni dañuy ñëw di traité wu gis tan rek daal di daw te affaire bi war a am suivi loolu jikkoy sénégalais la sénégalais da nga koy jox benn bopp bi di metti mu sedd rek mu ni tane na fekk dafa war a continuer traitement bi ak ñi nga xam ne aussi dañ fi ñëw nga leen di jox garab ñu koy utiliser ak ñi nga xam ne ñëw yow ak waxoo leen ko ñoom ñu utiliser ko noonu dem utiliser ko ak seen loolu gàllankoor yi si nar am yan genre gàllankoor la. waaw bëri na parce que tey jii man toujours du may expliquer nit damay naan carrément garab bi nii nga koy jëlee bi maanaam. bu fekkee poudre citron laa la jox. xam naa da ngay jël cuillère à soupe. nga def ko ci buddel ki leen 1,50 litre. nga bàyyi mu togg mat 1 heure de temps. après ndox bi day commencé saf. te sunguf si lay wàcc léegi ndox boobu da nga koy def comme sa ndox noonu. bu fekkee da doon loo xamante ni sunguf pour hémorroïde bi la. am na ay thé am na ay yeneen façon. mais bu fekkee poudre bi laa jox nit ki da ngay jël cuillère à café. demi verre d'eau 30 minutes avant le repas. nga koy def yëngal nga bàyyi mu togg mat 30 minutes nga soog ko naan. matin ak soir. bu fekkee nit ki dafa actif de trop. day bàyyi ba soir di ko naan parce que amaan na nga naan ko mu yabal la. te feebar bu fekkee sana bi lañ la jox mooy léegul xob bi. dañ naan carrément nit ki boo koy jël ko jour yoo xam ne wóor na liggéeyoo. comprendre te bu fekkee day raxas ala kulli xaal day xëcc lépp loo xam ne lu salte lu nekk sa biir bi wala genre mel noonu. ala kulli xaal mu métti parce que parfois ñeneen da ngay jël na yii sa biir métti na bu baax. daw na bu baax parce que am nit ñoo dañoo sensible. yàlla noonu la bindee doomu aadama. mais toujours nit ki yow yaay delloo sa xel. yaay mën a faj sa bopp. yaay mën a faj sa bopp carrément garab. bu waree faj ala kulli xaal mu génn. mais toujours ñun ñi nga xamante dañuy faj ñun ñooy xool dosage bi nga xamante ñooy jàng. ba xam dosage bi nan la war a toll. nit ki nan la ko war a jëlee. ak nit ku nekk nan nga koy joxee garab. nan nga koy joxee garab mooy lan dangay xool carrément kii ndax war na mën a attan bi garab bi. ci nan ndax estomac am nangu na ko. wala ndax tension am nangu na ko. wala ndax kii bu ko jëlee tey jii du ko gën a sonal gën koo faible. toujours loolu noonu dafa bokk ci loo xamante nit ki boo koy traité da ngay xool loolu ci yaramam. parce que loolu mooy faj bu jiitu avant tout. aussi tamit nit bu munti ñëw ci yow lu jiitu avant tout da nga war a dalal xelam. parce que xel mooy diriger doomu aadama. xel bu tranquille rek lépp tranquille mais xel bu jaxasoo rek. toujours nit ki pour mu yëg wér wala mu yëg tawfeex day métti. comprendre moo tax toujours. ñun ñii di faj nañ bàyyi xel ci loolu. ñii bu ñu ñëwee parfois ñu leen dalal. bëgg nañ gis façon mbooloo bu nekk ak genre mi nekk mais parfois am na mbooloo lu muy bëree tamit dootoo leen mën a attan ñoom ñëpp. comprendre dootoo mën a faj seytaan nag ñoo dugg ne voilà affaire bi yow la parce que mbooloo bi toog yëpp mais toujours nañ ci xoolaat suñu borom. comprendre mooy lan dañu wasu àq. waxtaane nit ki ni ñu ko war a waxtaane ñun aussi ay nit lañ. léeg-léeg nit dinañu woo ñu occupé duñu ko mën a duñu mën a waxtaane moom yenn yi. te loolu lañ ciy jéggalu bu baax a baax. parfois aussi tamit mënuñoo wéral loolu ñëpp. léeg-léeg di nga faj ay nit yàlla dogal ni carrément kii mënoo ko wéral.
xëy na sëñ Moussa wala sëñ Paate wala sëñ Demba moo la mën a wéral comprendre wala yow yàlla mën a faj sa bopp ci leneen ak anam bu mënti doon mais toujours del ànd ak yéene nga ànd ak tamit rafet njort nga jàpp ni tamit wér lu mu mel na lu wërsëg mel tamit wërsëg léeg-léeg nit ki dina liggéey Sénégal bay bëgg a dee ni carrément liggéey naa ba sonn mais mënumaa am dara nga dem extérieur yàlla suturaal la nga am fa wala nga dem ba foofu doo amaat dara nga jiddu si waat Sénégal fii tey jii yàlla suturaal la nga am kon tey jii di delluwaat xel yi rek di naan carrément doomu aadama matul ñun matuñ yàlla rek mooy ku mat ñu mënuñu wéral suñu bopp yàlla rek moo mën a wéral kon ci lépp lu ñu munti liggéey comme ni ma ko limee woon sànq mu ñun ñi di faj ñun ñi nga xamante ni tamit ay chauffeur lañu wala ñun ñi nga xamante ni ay maçon lañu wala ak loo munti doon tekk ci yoon nga jànk ba maîtriser ka nga tekk ci yoon yàlla ji suñu borom subhaanahu wa taala dina barkeel liggéey bi barkeel lépp incha allah di ñaan yàlla defal leen jàmm defal ñu jàmm defal ko réew jullit yëpp incha allah yàlla dooli sutura barkeel tamit yéen seen liggéey incha allah amiin yaa rabbi kontaan nañu bu baax macha allah waaw Cheikh Djiby wax dëgg yàlla am naa loo xam ne nag bëgg naa ko ñu leeral ko ci fii balaa ñuy dem ñi nga xam ne mooy GP yi balaa ngay tëj nga ba pare sax waaye loolu bëgg naa GP yi parfois day xaw a am ay lëj-lëj nit ñi est-ce que doo leen wax nan la GP bi nan la pour que ñoom ñu gën a comprendre sa affaire GP bi dem dikk bi États-Unis ñi ngi dem mais mu gën a leer nga expliquer leen. waaw GP yi parfois ñenn ñi am na ñuy jógee fii comme ñi di jógee Paris wala jógee Italie ñoo gën a yomb ñoom am na ñoom par chaque semaine dañuy dem seen GP moo gën a yomb moo gën a gaaw comprendre ci nit ki bu fekkee poste day jël temps tuuti parce que parfois poste bu fekkee nit ki envoyé nga te ñoom balaa muy dugg seen réew c'est normal ñu contrôle garab bi parce que ñu bon ñi léegi ñoo yàqal ñu baax ñi faut ñu vérifier xool ndax amul benn affaire bu danger bu ci nekk buñ ko téyee ba vérifier ko ba nga xam ne carrément nekku ci ñu soog ko mën a envoyé nit ñi mais am na dëkk yoo xamante ni tamit ñun jot nañ ko gestu ba xam nañ ko ñun accepté tuñ lépp lu mel ni ay sunguf wala genre mel noonu lu ci mel ni ay Arabie Saoudite wala benn partie bi ci Brésil tamit nangootuñ yenn yi mais am na partie boo xam ci Brésil ñooy nangu yooyu mais leen lu ci topp aussi tamit ñun suñu wareef rek dañuy def mooy dañuy composé garab bi envoyé ko GP bi wala envoyé ko par poste mais parfois retard bi di tax nit ki di ko yéexe jot du ci ñun waaw du ci ñun ñun lu ñu war a def vite fait dañ koy def ñu mun a pare ci loolu mais léeg-léeg aussi ñoom dara dañ leen réer GP duñ la wax wala parfois poste affaire bi yéex duñ la ko wax mais dañuy toog lu mat 1 mois ba 2 mois ñu soog laa indiwaatal colis bi ñu carrément colis nangam mais toujours man ak lu munti dem damay waat nit ki ne carrément sa colis indiwaat nañ ko ñu jéem a tuuti faire benn solution mais alhamdulilah loolu bëriwul lu ñuy dal mais toujours ñuy def góorgóorlu de tout pour nit ñi mën a gis seen bopp ci lépp daal incha allah mën a gis seen bopp ci lépp aussi tamit consultation bi ñu def en distance dañuy jël suñu temps consulter nit ki xoolu lépp nekk si yaramam ñun du ñuy seet duñu def ay distaxaar ak yooyu dafa am ay symptômes yoo xamante ne satan bu la jàppee wala genre mel ne nu muy manifesté si biir yaram yooyu la ñuy seet xam nga pour mun laa wax carrément lii nii amaan na njabar moo nekk ci yow wala rab wala cat wala yenn feebar yi nekk sa yaram comme hémorroïde wala cystite wala ay éjaculation précoce wala lu mel ni ay jigéen bu taxaw wala yenn yaram yu métti incha allah ci loolu la ñuy expliqué gën ko leeral incha allah jërëjëf Cheikh bi leer na loolu rek laa bëggoon ñu leeral ko balaa ñu tëj li nga xam ne moom mooy émission bi Cheikh bi kontaan nañu bu baax tey toogaat ak yow defaat ak yow li nga xam ne moom mooy suñu émission bi nga xam ne taxaw seetlu te tey seetlu nañ ci lu bëri tamit waxtaan nga ci lu bëri Cheikh Djibril Diallo nag moom mooy borom centre médical Al Afia numéro bi xam ngeen ko saa su ne te miin ngeen ko mooy 77 187 57 57 mooy affiché wu noonu lépp loo xam ne soxla nga ko ci centre médical bii di Al Afia moom boo ko woowee yàkkamtewul dina jël temps woom wax la ba mu leer naññ ñaareel ba mooy que Cheikh Djiby bu la jëlul rek xamal ni jàpp na ñun ñii nga xam dañuy liggéey ak moom nekk di liggéey chaque jour ka jëfee parfois bu ñu fa bëggee ñëw duñ ko sax woo dañuy fekk parce que pour mu jël ñu problème la pour que ñi nga xam ne dañuy jàpp ni Cheikh bi doo ko wooy du la jël non melul noonu waaye liggéeyam moo mel noonu ndax ki nekk di mocc wala ki nekk ci di def ventouse wala ki nga xam ne dafay xool patient yi du mën a tout le temps di wuyu nee naa ko nag man boo bëggee nga jël ma teg ma fii muy wuyu appel yi rek bu weer dee nga am loo ma jox
loolu moom mën naa ko defal loolu ndax séq nañ ko waaye mbokku internet du Sénégal TV nag ñun tey ñoo fi ñëwaatoon comme ni ma leen ko waxee rek di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal ki nga xam ne moom moo nekkoon ci technique bi ñu koy wax Bamba moom moo fa nekkoon image bu fi leer moom la cadrage bu fi jub tamit moom la kon mbokku internet yi ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf. jóg taxaw takku tembe taxaw seetlu.